nekk assistante ci projet nutrition bi depuis boobu ñu ngi commencé def ay formation ça fait 3 semaines sax xanaa ñu ngi jogo di def formation ak am na ñu participer fii suñu participantes yi kon tey tamit ñu am benn concours bu ñu organiser pour ñu wax li ñu leen jàngal ñu appliquer ko ci maanaam togg yi ak ci concours bi daal léegi dañ leen di ñaan rek projet bi benn projet boo xam nutrition la nutrition mooy wax ci wàllum lekk gu sell bu jaar yoon te loolu ku ko wax di nga soxla set soxla qualité beeg hygiène beeg yépp ci biir donc ñu ngi leen di ñaan ngeen respecter mesures yi ñu leen wax fii yépp ak Covid bi ku ne xam na ni dëkk bi dafa tas dafa metti daal ndax Covid bi nit ñaa ngi mbas mi nit ñaa ngi feebar di kii kenn xamul lu koy kii kon donc yéen ak ñun ñëpp ñu moytonte loolu moo tax ñu jox leen ay gel jox leen ay masque pour ngeen takk masque yi def gel raxasu waaw loolu donc la pour ñu moytonte rek kon ñu ngi leen ci ñaan di leen ci ñaaxaat xam nañ ne ay jàmbaar ngeen ci mais ñu ngi leen ci ñaax bu baax a baax ngeen moytonte bu baax parce que yii nii yombul ay fête yoo xam la virus bi ci la gën a mën a développer donc ñu leen di ñaan bu baax ngeen respecter mesures yi ñu leen wax di raxasu ba seet kuy togg nga raxasu ba sell booy laal légume wala jën wala dara nga raxasu ba set wecc masque yi aussi ngeen bàyyi ci xel ak distanciation bi ngeen di moytonte bañ a jegante kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam di jiital ci nuyoo bi ministre de l'agriculture et de l'équipement rural di ci teg le directeur général de l'horticulture docteur Macoumba Diouf di ci teg ministre le chef du projet CEP di Foukaye ak monsieur autorités yi nga xam ni ñoo fi teew ci aada ci religion ak ci administration xam nañ ni projet CEP bi dafa ñëw ci waxtoom ndax moment bi nga xam ni problème mu njaay mi dafa am problème ci biir ñaay bi ci baykat yi nga xam ne ñoom seen biir ñoom ñoo soxla woon lii ni ñoom dañu bëgg bu ñu bayee mën a jaay bu ko defee ñu mën a am koom-koom ci moment boobu ci diggante lëkkaloo bi nga xam ni gouvernement Japon ak bu Sénégal am na ko ci la ñu gis ci biir ñaay bi projet bu ñuy wax projet CEP juddu ci doxalinam ak li nga xam ni moom la tëddee ak jumtukaay yi nga xam ne projet bi jox nañu ko daf ñuy permettre ñu mën a jaay balaa ñuy bay ku ni mbay ni légume ni consommation di dund ci moment boobu nag ci programme CEP bi nga xam ne moom la ñuy wax nutrition maanaam programme la boo xam ne mbirum lekk moo ko tax a jóg lekk gu sell gu set gu màndaxe gu jaay yoon boo xam ne bu ñu ko jëfandikoo dootuñu am feebar bu ñuy wax anémie maanaam mooy feebar boo xam ne da ngay ñàkk deret loolu moo ñu fa dajale tey de telle sorte que nag concours bi ñu ngi ko teg fii ci Diogo tànn dëkk bu ñuy wax Diogo commune de Daara Khoudoss région de Thiès arrondissement de Méouane sous préfecture la sax léegi ñu def ko fi et ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm aussi ministère de l'agriculture di ko teg suñu ngërëm ci loxo Macoumba Diouf mi xam ne mooy directeur général de l'horticulture jaar na ci également ci madame Dieye bi nga xam ne moom mooy directrice ANCAR zone Niayes mu jàllaleel ñu ko tegal ñu ko ci loxo ministre de l'agriculture di ko wax ne ko ñun waa Diogo de kontaan nañ ci programme bi sant nañ leen ci gërëm nañ leen ci ndax gis nañ seen taxawaay yendaluñu fanaaluñu guddeeg bëccëg ñu ngi nekk ci wetu baykat yi di leen jàppale ndax ñu mën a am koom-koom di jàppale groupement yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci union bi pour aussi tamit ñu am wér-gu-yaram boo nga xam ne daañu ko mën a tasaare
ci seen biir njaboot. du ma mën a nag jeexal ci néew ma jërëjëf jaaraama monsieur Fikoy ak équipe bi mu àndal ci turu groupement Diogo yëpp ak union bi ni ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm aussi suñu cant ak suñu ngërëm monsieur Mamadou Kébé moom mi nga xam ni gis nañu taxawaayam guddeeg bëccëg ñu ngi ci wetu baykat yi di leen jàppale pour que ñoom c'est vraiment ñu am koom-koom pour que aussi tamit li ñuy bay dañuy def ci seen loxo ñoo ngi koy gërëm di ko sant. maa ngi itam gërëm di ñaan yàlla aussi lëkkaloo bi am ci diggante Sénégal ak Japon mu wéy sax dàkk kon nag Sénégal ca kanam Japon ca kanam maa ngi leen gërëm di leen sant. nuyuwaat rek mbooloo mi di leen remercier seen teewaay seen farlu gis naa ni noonu règle yi leen wax yéen a ngi koy respecté bu baax gis naa ñëpp takk nañ seen masque kon na leen noonu. léegi ñu ngi remercier également monsieur Diop ndax discours bu mu def am na solo léegi damay jàll rek ci explication programme bi dama leen di wax programme bésu tey nan lay tëroo comme ça ku ne xam lan la war a def ndax ñenn ñoo fi war a teew léegi laata ñuy tàmbale dinañ leen yégal ni day am tournage dinañu filmer événement yëpp du début à la fin ngeen bu jarul ngeen ci bàyyi xel def nañ seen liggéey nu mu waree. léegi tamit dinañ leen wax également seen étape de cuisson yi maanaam yi ngeen jàng ci formation yi ngeen xam ne am na solo saa yoo leen koy def rek woo leen madame Xayta comme ça moom mun woo caméraman ñu ñëw jël étape yooyu ndax étape yooyu dafa am solo dañ koy def ci tournage vidéo bi. léegi dañuy jaar ci mesure d'hygiène maanaam sellal bu war a am ci jongante bi da ngeen di jongante mën togg bu sell jaar yoon comme ni ñu ko jàngee leen loolu ndir mu mën a ne faw ñu respecté yenn norme d'hygiène maanaam yenn mbiru set yi ak sell yi ñu mun moytandiku intoxication yi yenn gàllankoor yi léegi ba tax nag léegi dañuy respecté masque yi ci concours bi yëpp gants yi également ngeen koy tax ci soo leen di servir maanaam soo leen di yàq di présenter seen plat yi wala di jox nit yi ñuy lekk dee leen également tekki seen takkaay yi parce que takkaay yi dañuy denc ay microbe mooy jaaro yi baag yi jaaro nopp lam yi dee leen di takk muur seen bopp bu baax également ba nga xam ne karaw yi du jàll ci lekk bi ba mun gàllankoor kii ko war a lekk dee leen nettoyer nag seen yi ngeen di toggee ndabu togg yëpp nettoyer leen ko ba mu set laata ngeen di tàmbale concours bi mais également boo leen utiliser ba pare laata ngeen koy bàyyi weñ yi ñëw ci nettoyer leen ko ngeen dëpp ko loolu dinañ jàppale bu baax dee leen muur également ñam yi ngeen nga xam ne yéen a ngi koy utiliser yéen a ngi koy togg danañ ko upp bu baax nga xamante ni weñ ni poussière yi ak yenn yoo xam te mun na undi loraange duñ ci egg yàpp bi muy jën bi ak paañ yi ndax paañ yooyu yëpp gis naa ko fi yooyu éviter leen di ko boole ak lekk yoo xamante ne pare na maanaam boo xamante ne dañ koo def cuit comme légume soo ko defee cuit nga xam pare na lekk rek a ci def bu leen ko boole ak lii di yàpp wala jën wala ay paañ yoo xamante ne ñoraguñu ndax mun na am yii di lor jóge foofu dem si yële te yooyu dootuñu ko raxas dañ koy lekk léegi nganduwaay ñam yuy ñor ak yu ñoragul bu ñu leen boole bu ñu bokk ndab dee leen tamit utiliser paaka ya kudd yi fourchette yi kudd chinois yi kudd louche yi pour di maanaam manipuler ñam yi maanaam di jël ñam yi di yóbbu fële di tibb di yàq dee leen utiliser kudd yi fourchette yi kudd chinois louche yi moom moo gën ndab bi dam ci insister fexe la ñuy set saa su ne ndax dinaa romb yooyu yëpp naa koy vérifier si jongante bi la bokk yooyu dañ koy noter tamit bàyyi leen ci xel bu baax ndax lekk comme ni ñu ko jàngee ñun ñëpp dafa war sell set pour mu gën a mën njëriñ bu leen déposer également bu leen teg ndab yi si suuf
am ngeen ay taal yoo xam mun ngeen fa teg ndab yi moo gën. dee leen raxas seen loxo assez souvent si mbir yi saa yoo leen jógee ku dem wanag ba ñëw dafa war a raxas loxoom wala ku génn si waañam dem ñëwaat dafa war a raxas loxoom parce que loxo dafa sob fu mu romb mun na ko laal nga bañ ci rendre compte dina raxas loxoom. sooy laal tam mbalit bi soo jógee si mbalit bi ba ñëwaat fexe leen ngeen raxas seen loxo ngir lekk bi gën a sell. nettoyage yi dam ciy insister moom laay tëjee si norme d'hygiène yi war a respecté sell ak set bi dee leen fexe ndab yi ñu set wicc durant concours bi yëpp suba ba ngoon na fexe set parce que naa ci bàyyi xel également moom lañu parce que yéen ñëpp gis nañ ni astuce yi yéen a ngi koy appliqué mais loolu foofu ngeen di gañantee dee leen bàyyi xel yooyu. mbokki Jogo maa ngi nuyoo di yëkkati kaddu xëy na dinaa ci am fànn bu ma ci ñëwaat ci nasaraan léegi bu dee jar na ko waaye maa ngi yëkkati nuyoo merci beaucoup Mamadou ci turu ministre de l'agriculture et de l'équipement rural professeur Moussa Baldé nga xam ne moo jiite ministère bi direction de l'agriculture bokk di wax ne kon ci turam ñu ngi nuyu ki fi teewal ANCAR nga xam ne changement de dernière minute ci sama agenda xam naa moo tax ba mu yéex a yegg si waaye agent yi fi nekk wuutu nañ ko ci loolu maa ngi nuyu ki fi toogal ambassade bu Japon te mu nekk sama càmmoñ ñi di ko jox wàccuwaayam di nuyu ki fi toogal bureau bu coopération japonaise ñu koy wax JICA te mu jël kàddu léegi maa ngi nuyu boroom dëkk bi sëñ Assane Diop maa ngi nuyu groupement yi nga xam ne ñoo waral suñu teewaay fii te seen góor mbootaay naa ko tuddee noonu di sëñ Ngañ Diop jël kàddu léegi ci seen tur maa ngi nuyu tamit monsieur Foukayi nga xam ne projet bii di projet CHEP surtout pour partie japonaise bi moom mooy chef de projet bi te mu nekk fii ci basé fii ci Thiès di nuyu équipe technique bu CHEP yëpp ma bëggoon ci nuyoo boobu ma jagleel équipe CHEP bi yëpp ma ràññee ci bu baax suñu collègue suñu collaborateur wu ñu am satisfaction ci moom ci liggéeyam ci xam-xamam ci xarañam ak ci participation am ci CHEP bi ak ci horticulture de manière générale te mu nekk Mamadou Kébé ñu bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax Mamadou mooy sénégalais bi njëkk a jógee fii dem su ma jumul 2015 la woon wala 2016 dem Japon pour affaire u CHEP bi moom lañ fi njëkk a tàggat kon ñeneen ñi fa dem yépp ci kawam lañu topp te équipe bi Japon bi bu mu ñëwee moom ak ñi ñu tàggatoon ñoo ànd ak ñoom ndax xam ngeen ne xëy na ñoom làkk bi niñ ko war a déggee xëy na demewul noonu waaye def nañ effort ba intégré ñu dégg suñu làkk di góorgóorlu ba tey mënoo leen xàmmee ak sénégalais yi
kon xanaa bu loolu am na ay sénégalais waaye nag ay techniciens sénégalais yu yombal liggéey boobu techniciens sénégalais yooyu bu doon équipe lañu dama naan Kébé Mamadou mooy capitaine bi kon il faut que ñu féliciter leen ndax résultat yi ñu am ci chef am nañ ci wàll bu rëy kon Mamadou yaag suñu compatriotes yi ànd ak suñu xarit japonais yi yëpp ñu ngi leen di féliciter. bu loolu passé kon tey dama fi ñëw ci cadre ubbite wala boog cérémonie officielle ak visite yu stand des réalisations bu concours culinaire bu projet CHEP. xam naa bu ñu ne concours culinaire ci ko xam ni CHEP cosaanoo nga xam ne ci tubaab moom mooy autonomisation des horticulteurs, des petits horticulteurs par l'agriculture orientée vers le marché. maanaam fexe ba béykat yu ndaw yu dër yi moo ñi dëkkee ñaay mën a gën a jëriñu mën a gën a gis seen bopp ci mbéyum dër te mu jaar ci njarte luy jógee ci li ñuy béy balaa sax ñu koy béy loolu bu ñu ko waxee kon xanaa mu ngi jëmoon ci li ñu gënoon a miin ci ni ñuy fexe ba am jiw bu baax ci waxtu am engrais ci waxtu am crédit ca banque ba ci waxtu am commerçant bu ñu signer contrat ku ñu nar a jaay liñ nar a béy ak mu ngi jëmoon nit ci tàggat béykat yi bu ñu gën a xarañ ci mbéyin mi ba li ñuy am ci mbéy mi gën a woom gën a sakkan te nekk qualité def naa yi ma tudd moo gënoon a siiw ci liñ doon def at yi yëpp kon bu ñu nee CHEP ne la concours culinaire mën na laa jaaxal ma bëgg a wax ni CHEP bu ñu nee béykat bi jëriñu ci mbéy mi balaa am koo béy dëgg la mooy mu xam fu muy jëlee ay jumtukaayam pour mën a béy mu bari bokk na ci bu béyee mu bari mu mën koo jaay waaye damay fàttali ni béykat bi consommateur la demoon maanaam kii béy di jaay lii njëkk ci jëriñoo bu muy jëriñoo mbéyam mooy mu xewloo ndax xanaa du jaay li mu béy yépp toog kon njëriñam bu njëkk mooy mu mën a xewloo consommer li muy béy moo tax nag ministre de l'agriculture teg ko ci bëggu-bëggu président de la république nga xam ne ci biir PSE def ci wax ne nañu fexe ba mbéy mi doon bopp saxaar bi tiir wago bi xëcc wagon yi muy koom-koomu réew mi na ko mbéy mi xëcc ñu am li ñuy wax autosuffisance alimentaire léegi sax on parle de souveraineté alimentaire waaye dañ cee yokk nutritionnel maanaam ñu jël suñu bopp ci wàllu dund waaye dund bu ñoom dund bu baax bu équilibré kon loolu waral ñu ne comme am na plan stratégique national sur la nutrition bu wax naka la ñu war a saytoo wàllu dund ci réew mi pour nit ñi gën a wér ñu toxoo ci xeex nutrition di jëli ay garab bitim réew wala ay recette ay bouillon di ko def ci ay sachet li ñuy wax ay produits manufacturés di ko set di leen ko jox ngeen koy jox seen nen yeeg seen parental yi ñu ne déedéet Sénégal dafa décider toxoo ci loolu jëm ci xiir population yi ci ni ñuy béyee lu wutu loola ak bu ñëwee
nan la ñuy boolee meññeef yooyu ba seen njariñ tolloog wala mu sut njariñu produit manufacturé yooyu mu doon yaxanal ci réew mi dootuñu jël fa ay milliards di ko jënd ay produits bitim réew mu doon lu gën a jege ki ko war a xewloo ndax dem ci tokkër bi wala dem ca tool ba witt bisaab witt soble witt pomme de terre boole ko ni la waa CHEP jàngale mu doon lu dund pour sa parental wala pour soxna si nampal wala màgget mi ñu war a dooleel looloo gën a yomb gën a gaaw gën a jege ngay xaar ay produits yu jóge feneen kon stratégie nguur googu mooy substituer maanaam wuutale solution yu njëkk ya par ay solution locale mu jóge ci li ñuy wax ci tubaab consommer local te ci wolof ñu koy wax bay dunde kon lii ñu def nii nekkul ñoo ko xalaatal suñu bopp ci ndigal lañu ko defee mooy gis-gisu président de la république santaanem la gis-gisu ministre de l'agriculture la ak gis-gisu ministre de la santé kon moom la ñuy jëmmal nii ci liggéey bii ñuy def ak yéen ci CHEP muy lan muy un CHEP sensible à la nutrition maanaam CHEP boo nga xam ne dañ koy gën a jubbanti wala dañ ci gën a bàyyee xel wàllu dundin wala dundu qualité bu askan bi kon ma leeral ne lii mooy cosaanu liggéey bii ñu def si xam ngeen ne réew mi bu ne fii laa jëm ay partenaire am yi nekk bitim réew dañuy ñëw ne ko nguur gi yow foo jëm ci wàllu dundu askan bi foo jëm ci wàllu énergie foo jëm ci wàllu saytu suuf mu ne fii te comme nguur ay moyens mënta doy mukk bu ko defee partenaires yooyu ñëw ne ko ñun nag ci lii lañ la bëgg a dooleel pour nga gën a mën a yegg fi nga jëm moom la coopération japonaise def mu ne ci biir at yii di ñëw man coopération japonaise dama décidé li may jàppale réewu Sénégal dina ci bokk dimbale ko ba njàngale bi mu mën a bëgg a jàngale ci wàllu dundee ci wàllu bay dundee ma dimbale ko ci ni mu yeggee ci askan moo tax bi CHEP phase bu njëkk bi jeexee ñu ne ñu yéen de gis nañ ni wàllu nutrition wala dund bu ñoŋ dund bu baax bokk na ci seen soxla ñu ne waaw ñu ne kon ñun dinañ leen ci jàppale comme fi mu nekk nii financement bi mu ngi waaj a jeex ndax février 2022 la première phase bi di jeex ñu ne kon nañ njëkkee ak yéen ci tàggat ak jàngal soxna yi nga xam ne ñooy togg xéewal yi ñu jàngat leen nan lañ mën a boolee meññeef yi ba mu gën a jariñ ci wàllu dund askan meññeef yi ci nekk yépp yan ferñeent ñoo ci nekk ferñeent yi ci ban lañ ëppee boo ko méngaleeg beneen ngeen gis ne mbéy bi kon yemuñu ferñeent ak yàpp yemuñu ferñeent ak jën te yooyu yëpp am na fi ñu ne kon nañ leen jàngal nu ngeen di xewloo na mu gënee ci seen yaram loolu moo feeñ ci tableau bële maa ngi félicité soxna yi visité naa léegi benn stand ñuy wone naka la ñuy xeexee anémie mooy manqué deret wala nga am deret waaye ferñeent boobu ñu ciy wax hémoglobine maanaam li tax ba deret di am doole mu tuuti ci biir deret ci bu boobaa boo bëree deret it day mel ni amuloo deret nga gis sa yaram mel ni luy xaw a weex nga gis léeg-léeg nga miir néew doole loo def tuuti sonn donc anémie façon yi muy manifesté woo bari na waaye nag lan moo tax ñu jël anémie ndax ñam li muy faj ci ay feebar ak li muy fagg yi muy dimbale nit ki mu faggandiku ko ci ay feebar bari na waaye lan moo tax ñu jël fii ci jóge anémie li ko waral mooy li sëñ ngay wax léegi nee na fii xale yi boo ci jëlee téeméer
diggante juróom-ñaar fukk yi ba juróom-ñett fukk dañuy faral di am anémie waaw kon loolu lu ko gën a garaaw ci tawat amul mais nit ñi yaakaar nañu tawat rek mooy ñu fekk la nga tëdd mais anémie baaxul ci nit ñu ne kon li ñu war a song ci ay jafe-jafe bëri na mais kon nañ njëkkee anémie jëlee ay département yu mel ni Sédhiou département yu mel ni Matam wala Kédougou daanaka dafa mel ni feebar bu fa sax te faa jóge affaire anémie ak affaire malnutrition mooy lompoñ bu sosoo ci dund bu baaxul lool bu amul qualité xam nga kon bu ñu jógee Diago war nañu mën a dem ci département yooyu fexe ba Matam affaire malnutrition jóge fa fexe ba Sédhiou affaire malnutrition jóge fa fekk foofu gox yi nga xam ne daal malnutrition moom fa sax te faa jóg ñu mun koo xeex waaye mu jógee ci mbéyat yi ñuy jàngal waa gox kon lii mooy joxe solo yi daje bii ñu def tey ma ñëwoon nag pour présider ubbite bi pour féliciter d'abord jigéen ñi nga xam ne ñooy suñu ay maître tey ndax formation des formatrices la ñu wax maanaam CHEP bi ñuy commencé su ma juumul Kébé ñett wala ñeenti groupement la woon léegi ñu ngi ci ñeent fukk ak nangam noonu rek lay mel tey bi ñuy commencé nangami soxna rek ñoom lañ formé mais fii ak ay weer ak ay at ay junniy soxna ñooy xam lii ci tableau bii kon yéen ñii yéen a leen koy xamal ndax yéen a koy xamal ñu koy xamal ñeneen ñeneen xamal ko ñeneen xamal ko ñeneen kon de bëggoon naa leen a félicité kon waaye aussi encouragé leen félicité leen bu baax mais aussi encouragé leen et puis sas leen lu tax sas leen parce que ci yéen la Sénégal waxuma direction horticulture waxuma ministère de l'agriculture Sénégal la ci yéen la compté pour yaatal li xew fii ci Diogo te nga xam ne dañoo bëgg soxna yi Sénégal yëpp ci dëkk ba gën a mag ba dëkk ba gën a ndaw di ko jëfandikoo kon daal ñu ngi leen di féliciter di gërëm la formatrice bu coopération japonaise moom expert la ñëw fi dugg ci équipe bi waaye gis ngeen ni mu àndee ak yéen du wax français anglais la dégg waaye gis ngeen góorgóorlu na ba li war a nekkoon ci boppam yëpp yombal na ko ba ñëpp jot nañ ci ba gis ngeen documents yi c'est en français kon nag on voudrait féliciter madame la formatrice madame Thiota et l'encourager et lui dire toute la satisfaction du ministre de l'Agriculture et de l'ensemble du ministère pour le travail de qualité qu'elle a eu à faire avec nos populations. ñu dellu siwaat ci li nga xamante ne moom moo nu fi dajale woon mooy maanaam dajale fi ay soxna ñuy jongante ci wàllu togg xam nga loolu nag moom vraiment dina jafe lool ndax ku nekk xam na ni soxna yi macha allah ñëpp xarañ ci togg kon ñi nga xamante ne ñoo féete woon ci natt bi am nañ torop jafe-jafe ndax yi fi jaar yépp vraiment am na solo liñ doon def tey jii am na solo ndax ku wax lekk wax wér-gu-yaram donc fexe ba li nga xam ne dañ koy jëfandikoo mu nekk wér-gu-yaram di dugg ci yaramu nit ñi di leen jëriñ loolu tamit am na solo te ku ne xam ne ni ñaay bi li fi ñore yépp am na solo bu jaaree fa mu war a jaar wax dëgg yàlla dina am lu mu def ci wér-gu-yaramu nit ñi ci loolu nag ñu ngi ciy remercier waa projet CHEP ak JICA ñi nga xam ne ñoo jël initiative bu dugal loolu di leen remercier ñëpp à travers le docteur Fikaay di remercier ambassade Japon ñi fi nekkoon di remercier suñu collaborateur projet CHEP yi di monsieur Kébé ak équipe am di remercier madame Fall ñi nga xam ne moo nekk au niveau sous-régional suñu mbokk baykat yi nga xam ni ñoo ñu jàppale tey ji aussi ñu ngi leen di remercier donc képp koo xamante ne daal tudd ñu la dugg nga ci biir ak nawle jigéen ñi nga xam ne tey ji li naan ku lekk war ngaa gërëm ñi ca wàññoo donc ñoom tam ñu ngi leen di remercier bu baax comme ni ma ko waxee rek jongante la woon tànn boo gis nag am ñoo bàyyi loolu mooy wax bi
waaye terewul ne ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne présenté nañ fi seeni plat ak coono yi ñu ci daj ak xarañ bi ñu ci def ñu xam ni yëpp macha allah neex na tubarkàlla ni ñu ko présenté it yi ñu utiliser yëpp am na solo ci yaram mais nag comme ni ma ko waxee rek tànn moom foog mu am ñoo bàyyi kon nag dañuy jublu ci résultat yi waaw résultat yi mooy ñett ñi nga xamante ne ñoom lañu jury bi tànn ni ñoom daal wax dëgg yi ñu présenté ñoom am nañ ci solo trop ñëpp am nañ ci solo waaye ñoom ñoo ci gën a xarañ muy ñetti groupement dañuy commencé ci nag bi nga xam ne mooy ñetteel waaw ki nga xam ne nag nee nañ mooy ñetteel ci tànn bi nga xam ne ñett yi njëkk yi lañ doon tànn mooy groupement takku liggéey bu béer ngeen tàccu leen groupement takku liggéey bu béer dañuy bàyyi ba pare monsieur Foucaye on peut donner le donc kon ñoom mën na noo ñëw ñu jox leen seen neexal dañoo bëggoon a bàyyi ba wax ñetti groupement yi ba pare mën ngeen ñëw taxaw rek après ñu ñëw procéder à la remise. tey jii suñ plat du jour mooy ceebu ñebbe bu am keccax am légume am yoxoosu am paañ am suñuy légumes yu doy ñu bëgg a def limon togg suñ ceebu tamaate boobu neex a neex ba tax tey jii nag ñu jël raw gàddu bi fii ci Diogo xanaa ñu kontaan ci lool nag parce que loolu rek lañ doon xaar nag te moom lañ doon séentu ndax ñun suñ formation dañoo demoon jàngi suñ formation ba nekk ay formateur kon yaakaar naa ne ñun li ñu jàngoon tey jii réccuwuñu ko te jëfe nañ ko fii ñu doon def tey suñu concours fii ci Diogo sama mbokki jigéen yi nga xam ne defaguñu formation bi xanaa ñun de ñu defal leen formation yi fii ci Diogo bu ñu fi jógee ñu dugg ci gox yi ak goxaat yi yëpp ñu sensibiliser nit ñi defal leen ay formation parce que loolu rek lañ fiy jariñ fii amaguñ fi centre de formation de waaye ñoo ngi koy jooytu pour ñu wutal ñu ko waa CHEB lañ koy jooytu pour ñu wutal ñu ko amaguñ ko fii de ñun jigéeni Diogo nag sonn nañ trop parce que dañoo amul ay moyens ñun am nañu ay légumes mais xamuñu woon nu ñu koy toggee waaye heureusement bi CHEB ñëwee ci la ñu jàngal defal ñu ay formation yoo xam ni tey jii ñun dinañ mën a dugg ci gox yi jàngal suñu morom yi sensibiliser leen waxtaan ak ñoom ba ñu xam ni ñuy defaree légume bi fii ci zone Diogo ak li ko wër. Au Sénégal aussi, on a commencé des projets CHEP il y a quelques années et on a trouvé que surtout les zones les populations ont amélioré leurs revenus beaucoup. Et maintenant, pour apporter cette c'était bon résultat pour l'amélioration de l'alimentation nutritionnelle. C'est pour ça qu'on promouvoit aussi l'éducation nutritionnelle ici. Et aujourd'hui, on fait ce concours pour que les femmes montrent comment bien préparer les repas nutritionnels. Et il y a 6 équipes qui font la cuisine. Et bon, je suis très ravie d'être venue ici aujourd'hui.